téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen plateau kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey ji ñu am mbégte dalal docteur Ismaïla Cissé Gambie nag la jóge gis ngeen ko nag émission kennu askan wi nag fu nekk la nit di jóge ngir participer si tey ji ñu ngi dalal docteur Ismaïla Cissé mu nekk politologue naka noonu enseignant chercheur ci université bu Gambie waaye Ismaïla Cissé opposant la dafa taxaw temb ngir atum 2021 remplacer Adama Barrow loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee waxtaanee ko bu baax a baax di nuyu aussi suñ mbokk yi nekk Gambie xamante ni ñu ñuy seetaan si ITV page Facebook ITV Sénégal naka noonu tamit li nga xamante ni moom moo di canal 217 bu Canal Plus docteur Ismaïla Cissé man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf suma doomu baay jërëjëf kontaan naa si invité bi. alors kan nga ñëw Sénégal. dimanche laa ñëw Sénégal waaw. alors noo gisee Sénégal wala yàgg nga fi ñëw. yàgg naa fi ñëw man suma soxna sénégalais la Almadi la jógee. soo fii moom suma dëkk la. waaw alors noo gisee teranga bu Sénégal. teranga kañ mooy teranga Sénégal bi laa ko wooyee. loolu moo tax sax nga jël fi soxna. xam nga man Sénégal ak Gambie benn la. su ma jëlee Gambie Sénégal dafa mel ne Gambie laa jëlee soxna. teranga bi Sénégal bi la. benn dëkk la. ñoo bokk lépp. benn nation la ñaari état. te loolu lu am solo la. waaw te Sénégal daal vraiment daal soo fi ñëwee daal macha allah. waaw fii moom dama fi yàgg a bëgg su ma fi ñëwee rek dama day fiil ne yéeg ne maa ngi suma dikka. dañ ma day teral. teral bu baax bu baax a baax a baax gën a bëgg fii ceebu jën wala la. fii waa ceebu jën bi neex na trop. ceebu jën mën nga añee tey wala. de suppa kànja lañ ma dóoral. suppa kànja waaw. am na solo. waaw alors docteur Ismaïla Cissé yow politologue nga naka noonu nga nekk enseignant chercheur ca université bu Gambie alors yow sa xam-xam màcc ci wàllum politique nga toog ba si yàgg nga bëgg dugg si politique alors da nga toog analyser situation politique bu Gambie nga ni pourquoi pas moi loolu la wala. waaw loolu la maa ngi nuyu ñëpp nag d'abord di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaante ñu nekk biir Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi di wax ne man Gambien la maa ngi nekk professeur science politique ci Université Gambie dañ yàgg a analyser politique bi dañ yàgg a analyser politique bi situation politique bu Gambie loolu mooy suñ liggéey di ko jàngale tamit ci université bi ñu yàgg a gestu ci mbiri Gambie politique bi ak développement bi ñu gis ne depuis buñ amee suñ bopp ba léegi 1965 potentiel bu Gambie am méngoowul ak njiit yoo xam ne yooyu lañ amaangum parce que gis nañ dikka bi nu moo demee gisuñ ne progressive foot 2016 nag jot ñu am ci yaakaar bu mag a mag a mag ci agenda boo xam ne boobu la ñu coalition bi tegal du Gambien yi rek amoon yaakaar ci agenda bi sénégalais yi sax seen bopp amoon nañ yaakaar ci agenda bi parce que gis nañ ni ñu Sénégal taxawee ci bu bar Jammeh ne du dem gis nañ ku njëkk a giina dikka bu njëkk a giina ne non du fi am dangaa dem parce que Gambien yi décidé nañ mooy Mankeur Ndiaye moo njëkk a giina ne Sénégal nañ taxu ak Gambien yi mu nekk moment bu difficile pour Gambie ñu gis ne Sénégal bàyyi ñu te du première fois Sénégal ñu taxawuñu ci moment yu difficile 1981 tamit bu Kukoy Samba Sagnang ñëwee bugg a yaaxa réew mi Sénégal la ñu taxaw ak ñun ñu gis ne depuis 65 potentiel bu ñu am ak fu ñu war a àgguñ fa ñu gis ne dafa des maanaam Gambie dafa nekk retard dafa nekk en retard ñu gis ne 2016 amoon nañ yaakaar foog ne agenda buñ isi suñ ko doxalee nuñ ko war a doxalee na ñoom duñ la mën a teg dikka bi ci démocratie ak développement boo xam ne loolu la Gambie ni bugga ñu am ci yaakaar bu tas nag lu ñu waxoon yépp gisuñ ci dara réforme yoo xam ne ñoo gënoon a yombo yoo xam ne dañ ko war a def defuñ ko te ñu gis ne dikka bi dañ ko war a liggéey ñun jeunes yoo xam ne ñoo dikka Gambie gëm Gambie war a teekee Gambie ñu gis ne amuñ fa benn future
ñu gis na ñun jeunes yi nag comme que am nañ yéene bi am nañ yaakaar bi am nañ xam-xam bi te mun nañ ñoo yóbbu réew mi am nañ vision bi ñu décider pour dugg ci politique. alors docteur Ismaïla Cissé nga am ñeent fukki at ak juróom benn di jàngale nga nekk enseignant chercheur alors ñu investir la ci li nga xamante ni moom moo di nga nekk candidat Citizen Alliance alors élection présidentielle yi di ñëw yoo xamante ni Gambie ñu ngi koy waajal mu war a nekk atum 2021 yow nga taxaw temm ngir remplacer Adama Barrow loolu sax daan si ñëw léegi nii alors jamono ji situation politique bu Gambie lan la. situation bi mooy yaakaar bu tas. ak si loo xam ne agenda boo xam ne. mais stabilité politique moo fa am. voilà stabilité am na politiquement sur le plan politique ibbeeku am na. amoon na jamono kenn du daan mën a discuter affaire politique Gambie. loolu Gambie ni ñoo ko xeex. ne fu mu nekk nii politiquement ibbeeku am na. kon am na un pas. am na waaw am na lu si changé. ndax avancement waaw am na lu si changé. loo xam ne amoon na jamono yoo xam ne doo ko mën a def politiquement léegi yaa ngi koo def. yaa ngi wax si politiquement yaa ngi associé. am na liberté d'expression. exact am na liberté d'expression. am na liberté de presse. politiquement nit ñi ñu ngi wax seen xalaat si politique bi ak nu dëkk bi di doxee. waaye loolu Gambie yi ñoo ko xeexal seen bopp waaye da ngaa gis ne loolu yëpp su amee waaye développement amut kon loolu amul njëriñ parce que nit ñi il faut développement am. dund gi dafa war a yomba si nit ñi. te jàng bi dafa war a dox. jeunes yi dañu war a am liggéey parce que yow xam nga léegi lu nekk di xew. migration clandestine. problème yi Sénégal bi yàlla suñ jeunes yi su ñëwee ba toog ñoo xam ne ñoo war a toog laal na leen tamit bu baax. laal na leen bu baax a baax a baax. Sénégal benn problème la su jeunes yi dem ba toog ñoo xam ne ñoo war a toog defar réew mi ñu ne ñoom ñu dee si géej moo gën ñu toog seen dëkka kon dëkka boobu am na problème. mais alors Adama Barrow ba mu wuutoo Yaya Jammeh si dëkk ba espoir amoon na suñu waxantee dëgg rek te yàlla tax vraiment mu nekkoon benn souffle bi nga xamante ni vraiment ñu bëri amoon nañ si yaakaar ni dina am rupture gu am solo. mi nga xamante ni mooy am Gambie mais yow da nga bokk si ñi nga xamante ni dañu gisee ni Adama Barrow si wàllum gestion dafa nekk di topp tànk Yaya Jammeh mën nga ko dëggal. waaw loolu moo tax parce que loo wax ak yaakaar bi ñu amoon bi ngeen amoon si moom espoir amoon na comme noo ko waxee espoir amoon na parce que dañu tegal ay agenda boo xam ne ñu ne changement mooy am rupture mooy am Gambie dafa jël beneen yoon bàyyi ko si yoon boo xam ne dictature la ñu ñëw ci démocratie parce que démocratie mooy ici développement ñu amoon yaakaar nag bu gaay toogee lu njëkk a wax Gambien ni promettre mooy réforme yi ñu war a def mooy réformer sécurité bi mooy arme bi ak police bi maanaam la réforme des institutions exactly institutions yi dara amu ci lu ci gën a am solo mooy réforme constitution bi mooy Gambie dafa war a am constitution bu bees parce que moo ñoo teg in fact mooy gën a créer stabilité Gambie waaye ñu dem jël xaalis bu bari ay milliards CFA dugal ko ci constitution bi ñu def consultation Gambie yëpp lañ consulter jógee fa dem diaspora consulter diaspora bi yëpp laaj Gambie lan ngeen bëgg a mu nekk ci constitution bi Gambie ne joxe seen kàddu ne ñun lii ak lii lañ bëgg a mu nekk ci constitution bi parce que moo progressif mu ñëw ko parlement am na ay provision ne arrangé wut Adama Barrow gars yi xeex ko ba sànni ko ci biti mooy rétroactivité bi benn bu ci gën a am solo dañ laaj Gambie ni da ngeen bëgg a mandat bu Adama Barrow am nii ndax mu bokk ci ñaari mandat yi Gambie ni ñu bari ñu ne waaw lañ bëgg a mu bokk ci mu isi coow léegi ak loo xam ne tamit dañoo ne yow soo nekkee président sooy tànn ministère il faut mu dem parlement député yi accepte endossé ko pour nga mën a taana ñaari moo isi ay problème maanaam moom yooyu dafa lànk waaw député yoo xam ne ba pare ak yoo xam ne tamit Adama Barrow ak député mi ñoo xam ne ñoo doon xeex constitution bi ñu ne dañ jël doole ci présidence bi jox ko assemblée nationale bi te ñoom bëgguñ loolu léegi gars yi ñëw xeex affaire ci parce que Gambie suñ système bi dafa war a njëkk a dem first reading second reading fa la débat bi di am ay consultation ay négociation boobu sa àggu fa dafa ñëw rek gaa jël ko sànni ko ci biti parce que ñu ne mandat bi warut a compter ci mandat président Adama Barrow gaa sànni ko ci biti léegi lu xew loolu lu mu firil mooy ne agenda boo xam ne mooy réforme agenda bi
Gambia agenda bi dañ ko jël sànni ko si biti isi agenda boo xam ne mooy agenda Adama Barrow ak naka la moo maanaam agenda bi ko arrangé pour naka la moo yàggee si nguur gi mooy agenda buy dox Gambie kon moom pareegul pour jóge fa déedéet xam nga soo seetee contexte bi tamit mais quand même nag yàggagu fa quand même waaye moom moo promettre ne ñetti at la moo toog te si ñetti at yooyu noonu dafa am yoo xam ne dañ sàmmoon kóllëre mooy ne dañ koo jiital te kiñ jiital da ngaa toog ñetti at si ñetti at yi nii da nga war a def x y z da nga def réforme yi nga war a def soo defee réforme yi nii mooy tax ba Gambia jógee si dictature dem si démocratie te soo ñetti at yi su jëyee soo wàccee warloo taxaw waa ñetti at yooyu dañ ko jël ko sànni ko si àll bi alors Adama Barrow promesse yi nga xamante ni diggoon na leen ko diggoon nag waa Gambie su weesoo yi nga fi wax tamit lan la si respecté luñ mën a jàpp benn amul benn bu mu si respecté benn ak espoir yaakaar bi ngeen amoon si moom yaakaar buñ amoon si Adama Barrow ak coalition bi oui ba tax ba ñu bari sax paak seeni bagage jógee Europe ñëw ñib si Gambie yaakaar bu communauté internationale bi amoon si Gambie ak goodwill bi pare pour jàppale Gambie yaakaar bu buy pa tas du si Gambie ni rek de ba si suñ partenaire développemental ñoo xam ne ñoo dee jàppale Gambie te gëm naa óor naa ne sénégalais sa seen yaakaar tas na mais alors Adama Barrow lan mooy blocage bi lan moo ko bloqué ba Gambie yaakaar vraiment damay insister si loolu yaakaar gi ngeen amoon yéen vraiment seen yaakaar dafa tas lan moo ko bloqué yow mi nga xamante ne d'abord waxuma pour nga ma répondre ma en tant que opposant mais en tant que politologue enseignant chercheur ci université Gambie analyste politique lan mooy blocage bi nga xamante ni Adama Barrow li ngeen doon séntu si moom ba léegi mënu ko def. système bi la bañ a changé parce que dictature daf tey build système du si parce que ñaari mbir ñoo di yóbbu réew. people bi nit ñi ak système bi. soo fa génnee nit ñi waa changé loo système bi mun naa tamit nit ñi adapté si système bi moo xew Gambie bu Adama Barrow ñëwee Yaya Jammeh génn na fa ak Gambie waaye dafa war naa changé système bi. dafa bañ a changé système bi waaye lu xew mooy ne dafa ñëw rek ñu waroon Yaya Jammeh la jël xëccale ñu wër ko. ñu wëraat ko. buñ ko wëree nag système bi des système bi changé wul. soo lu xew Gambie mooy ne. dañ fa génne Yaya Jammeh système bi des fa. Adama Barrow ñëw ñoo xam ne ñoo waroon Yaya Jammeh. ñoo wëraat Adama Barrow. ñu des fa mais si sa gis-gis lan moo tax moom. mu taxaw temb ñi nga xamante ne jege woon nañu Yaya Jammeh ñu wër ko alors loolu ci wàllum dafa bëgg stabilité am si dëkk bi wala dafa am ay négociation wala deal ba nga xamante ni moo lal mbir mi. de benn deal amu fa benn négociation amu fa. lu si am mooy ne. dafa ñëw si nguur gi. mu gis ne nguur neex na mu bugg a yàgga si nguur gi. mu def lu ko mu xam ne ñii ñoo fi nekkoon téye fi Yaya Jammeh 22 years ba mu yàgg fa. waaw xam nga nit soo président sa agenda mooy wone yan façon nga nit nga esi sa boor. su dee sa agenda pour développer réew mi la da ngaa esi ñoo xam dañ laa jàppale si agenda boobu. su dee sa agenda pour entrench sa bopp la pour nga gën a mën a toog si nguur gi même su fekkee ne liggéeyaloo sax da ngaa esi ñoo xam ne ñoo laa dimbale si liggéey ñoo xam dañu la wax digga dañoo nekk ay psychophant dañ laa wax lu la neex. ak dañ laa jàppale si loo nekk. so moom agendaam après dafa changé ne moom dafa bëgg a yàgga si nguur gi moom moo xam ban façon raison la am pour loolu noonu. mu gestu mu gis ne ñii ñoo ma mën a jàppale pour ma yàgga. mooy si ñoo jege ko. mais alors Ismaïla Ceesay yow da nga bokkoon si ñu jàppale Adama Barrow wala déet. jàppale ko si naka. maanaam ba muy remplacer Yaya Jammeh est-ce que yow àndoon nga si. ñun ñëpp a si àndoon. yow àndoon nga si te man suma boppa maa njëkk a ko génna. bu Yaya Jammeh bañee. avant Mankeur Njie sax di génna. ma njëkk a génna ne Yaya Jammeh dafa dem si nii mbaa si naa wala université bi dañ koy tëj. alors léegi ba Adama Barrow toogee dafa am yow loo doon séntu loo mujjul am wala dafa am loo ko jàppal lu xew lu tax nga yeewu suba nga ni sa cours yi nga doon joxe université da nga koy arrêté 1 an n'est-ce pas. parce que li xew mooy léegi da ngay engagé wu carrément si politique bi en tant que universitaire. ñun nekk si université bi ñun mi nga xam ne ay académique lañ
ñun ay professeur lañ ñun lu ñoo def mooy ne pour woon nguur gi fu mu war a taw ak fu mu war a teg tànkaam buñ ko doon def si la ñu arrêté dugal ñu prison parce que dañ wax Adama Barrow bu mu toogee après 1 an ñu ne ko fu mu nekk nii économique def nañ seen liggéey économique waru fee mun a nekk abadan éternellement waaw te fu mu nekk nii économique dañoo stabiliser nañ transition bi am na fexeel ba économique naka la ñoo bàyyee réew mi kaaraange réew mi nga jël ko jox ko doomi Gambien yi parce que mooy long term mooy ici stabilité long term bu ma waxee loolu naxari lañ ñu tëj ma si prison bi. ñaata temps benn jour lañ ma fa def bugga maa yóbbu charge ma tribunal. étudiants yi génn ne dañoo démontrer dañoo protester suñ ma bàyyutee si lañ ma bàyyi. buñ ma bàyyee nag. ñu gis ba léegi ñu ngi si université bi di jàngale. waaye ñu dem ba si kanam ñu gis ne digga franchement pour génération yuy ñëw du nguur gi ñooy mën a defar Gambie boobu noonu. parce que amuñ tegaluñu benn vision xam nga dëkka ñaari mbir moo di am. te Gambie dañ soxla président boo xam ne diagnosté na problème yi Gambie tey ak naka la ko mën a saafaralee. si mbiri courant bi. si mbiri énergie si mbiri ndox bi si mbiri kaaraange si mbiri jàng ak jàngale bi si mbiri faj bi tey problème yooyu bari nañ du problème yi Adama Barrow moo ko créé moom daf ko doon problème bi waaye ñun luñ sentu si moom mooy ne dafa isi ay solution mu tegal ñu ne man nii lay mën a saafarale seen jafe-jafe waaye du loolu tamit kon rupture profonde ngeen doon xaar si moom exactly nguur da nga anticiper ne industrie nu moo demee trends yi commercial trends yi social trends yi political trends yi ne in 25 years time lii mooy nekk problème yi waa Gambie lii mooy nekk challenger yu Gambie di face nga start di xalaat yan façon solution nga am pour loolu léegi mooy vision bi benn vision amul fu mu nekk nii tey kaddu boo xam ne mu nga jógee présidence mu nga jógee si Adama Barrow ak ñu ko wër lu ñu xalaat rek mooy ne naka Adama Barrow di gagné 2021 lu ko passé nekkuñ di ko xalaat. moo daal na gañe rek. alors loolu moo tax yow nga taxaw temb bëgg classe politique bu Gambie ñu renouveler ko. waaw ñu coppi ko mu amaat beneen image beneen xar kanam. setal ko na set. na am loo xam dafa tilim. si ban fànn la tilim. si ban fànn mooy tey fu mu nekk ne Gambie political discourse bi dialogue politique bi nekkuñ di wax si naka lañu war a jiitee réew mi. naka lañu war a gouvernance bi naka la war a demee. lu mu di xalaat mooy amu fa lu ñu di wax mooy ne kan la xam nga naka la. est-ce que ñu ngi fay waxtaanee aussi dundinu askan bi wàññi seen souffrance. mooy naka la. mooy naka la. kon le dialogue politique bi lan nañ fay waxtaanee nag. nag kan la kan mooy jiite. point moom la fu mu nekk nekkuñ di gis ne naka la moo jiitee xam nga soo bëggee jiitee da nga war a am lu tax nga war a jiite. doo jiite rek parce que da nga war a jiite en Afrique nag mooy suñu problème en général politiciens africains ñu bari dañoo dugg ci politique du caageen dañ am vision wala solution pour saafara jafe-jafe seen askan wi. waaye parce que dañ gis politique yoon pour mën a enrichissement. te fu mu nekk nii Gambie tey dañ toll ci jamono joo xam ne xalaat gi fu mu politique bi dafa war a concentré wu naka la ñu mën a saafaarale jafe-jafe nit ñi. dund gi cher na jeunes yi bari nañ te amuñ liggéey fu mu nekk ni immigration clandestine mu ngi rey suñ xale yi chaque jour xale yaa ngi dee si géej bi jàng ak jàngale bi doxut. te jàng ak jàngale moo di yóbbu réew parce que jàng ak jàngale bi. moo laa dimbale pour solution yoo xam ne ñoo am tey nga mën koo saafaral ak nga mën a defar société boo xam ne boobu nga. xalaat ne réew bi noonu la war a demee. faj bi doxut tey. tey ku feebar nga dem hôpital yi Gambie garab nekku fa matériel nekku fa human resource bi nekku fa. le problème mu Gambie lan la xaalis la wala lan problème ressource ngeen am wala lan. lu tax yow li nga fi cité nii yëpp dara mënu fa dara doxu fa si sa gis-gis lu tax. amuñ problème yi ressource problème yi ici système boo xam ne moo correct problème yi xalaat. idée dafa am benn clan bu ko aakimoo wala. waaw loolu tam mu ngi si parce que tey corruption bi bari na am na ñoo xam ne tey ñoo nekk di aakimoo lépp. am na ñoo xam ne tey ñoo am alali Gambie yëpp population bi yëpp nekk ci souffrance te loolu moo warta am tey parce que am na ñoo xam ne tey ñoom mun nañoo yóbbu seen doom yi école privée mun nañu yóbbu seen jabar yi hôpital privé waaye population bi yëpp amuñ ndox amuñ courant
amuñ seen doom yi demuñ ci école yu baax suñ feebaree mënuñu dem ci hôpitaux yu baax te loolu baaxul ci réew sax loolu day ici stabilité parce que nit ñi ne foog ne stabilité comme armée la waaye stabilité human security dafa am solo soo amee société boo xam ne dafa am so many inequality ay nit yu fiw nit ñoo am alal gi yëpp nit ñi di ko gis population bi yëpp nekk ci ndóol amuñ infrastructure bu baax amuñ hôpital yu baax amuñ jànga bu baax loolu moo dee ici instabilité ci dëkk. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey docteur Ismaïla Ceesay nekk politologue enseignant chercheur ci université bu Gambie naka noonu mu nekk opposant taxaw temm ni dafa fas yéene wuutu Adama Barrow ci élection présidentielle yi nga xamante ni ñu ngi koy xaarani ci atum 2021 ca Gambie mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Ismaïla Ceesay yow comme ni ma ko waxee jàngalekat nga ci université bu Gambie te ci seen axe yi nga xamante ni moom bokk ci seen plan li nga xamante ni moom ngeen taxawal soo leen nekkee ci bopp nguur gi éducation fës na ci trop te da ngeen ci insister bu baax a baax alors situation bu jëm ci wàllum njàng mi ci Gambie ginnaaw ba nga fi dressé benn bilan boo xamante ni mën naa ni ci sa gis-gis bilan bu doy waar la foofu jàng bi dafa doy waar tamit bu baax muy université ak lépp. jàng bi doxut lu ñu war a def. doxul maanaam ñaari mbir la ñu war a def. Gambie su ñëw si njàng ak njàngale bi mooy réforme ak investment bi moo des xam nga jàng dafa cher. foog nga dugal xaalis si jàng bi il faut nga def research ak innovation te université bi investuñ fa dugaluñ fa xaalis société budget bu passé nii lu xaalis buñ jël dugal ko présidence pour dundal présidence moo ëpp lu ñu dugal si agriculture moo ëpp lu ñu dugal si higher education mooy si université bi ak higher education moo laa woon ne nguur gi fulaalut jàng bi te jàng mooy lépp ñun suñ xalaat mooy ne dañoo la réforme jàng bi parce que dëkk bu nekk ak époque bu nekk dangaa jël sa jàng bi nga mu méngoo ak sa bëgg-bëgg réew ak sa problème réew ñun suñ jàng bi fu mu nekk ne ba léegi colonial jàng bi la nekk tubaab bi bu ñëwee seen projet bi dañ jël jàng bi ñu defar ko pour mu arranger projet colonialisme bi waaye fu mu toll nii si jamono guñ toll nii nag ba léegi jàng boobu noonu moo fa nekk il faut ñu réforme jàng bi pour ñu mën a jàngal suñ xale yi jàng boo xam ne tey dafa focus si créativité ñu mën a créer ñu mën a xalaatal seen boppa ñu créer leen ay opportunité yoo xam ne te mën nañoo toog seen biir réew ñu créer fa loo xam ne mën nañ faa tekkee kon foofu soo doon def xayma ci wàllum ndaw yi fa nekk amuñu xëy ndax nee nga sànq tamit ñu ngi jël gaal gi bu baax a baax foofu état bi def na fa ay projet jëm ci wàllum emploi des jeunes voilà. état bi amul benn projet yu ma fa nekk mooy European Union moo ko fare mooy yëpp youth empowerment programme bi waaye ba léegi c'était 48% jeunes yi Gambie amuñ liggéey xëy amul dara te système bi dafa mel loo xam ne te pour ñu war a jógee foreign direct investment ñoo xam ne ñoo jógee si biti ñu dem investir Gambia condition yi ñoo fa nekkut parce que da nga soxla population boo xam ne jàng nañ tuuti human resource ba fa da nga soxla constant energy mais aussi est-ce que jeunes yi aussi dañu war a wékk lépp si nguur gi wékk lépp si Adama Barrow déet nguur waaye yow sax liggéey en tant que nguur mooy nga créer environnement bi créer opportunité yi waaye yooyu sax moo fa nekkut parce que tey soo nekkee jeune sax nga ibbi sa boutique wala nga nekk kapenta sax di nga xëy suba ba guddi doo mën a jarle dara te nguur gi moo war a jàppale jeunes yi mais Ismaïla xam nga fan laa d'accord ak yow lépp soo ko bëggee teg si kaw Adama Barrow est-ce que dina sotti est-ce que Gambie comme ni ñu doon wax sànq retard bi jiituwu ko bu baax comme ni ma la ko woowee si commencement bi ne moo tax lépp aussi soo ko bëggee teg si ndoddam day xaw a doy waar déedéet teguma ko de dama ne si commencement bi ne problème yi ñoo jànkuwanteel tey daf ko doon ñoom moom lu ñu doon yaakaar si moom mooy ne réforme yi mu war a def mu def ko ba pare mu tegal ñu vision solution moo amut mooy problème bi xam nga su fekkee ne sax problème am na soo amee jàngoro nga feebar waaye nga gis docteur
docteur jox la médecin yoo xam médicament yoo xam ne gis nga ne yaa ngi am wér-gu-yaram daf la di jox espoir yaa ngi tane daf la di jox espoir da nga ne ok yaakaar am na waaye yaakaar moo amul parce que médecin buñ am di Adama Barrow joxuñu benn garab dafa diagnosté wul sax xamul sa luy problème bi kon loolu moo tax ñu am lu tas yaakaar alors Ismaïla Ceesay te yow am nga gëm-gëm bu baax que ni atum 2021 da ngay wuutu Adama Barrow waaw loolu fan nga ko teg fu ñu ko teg mooy agenda ak programme bu ñu tegal Gambien yi dañ gis ne ñu ngi koo jaay Gambien yi te ñu ngi koo jënda te Gambien yu bëri dañ si gis seen boppa te ñun suñ parti bi gis adhésion bu doy waar ñëw si yéen waaw dañ gis ne suñ base bi mu ngi gën a yokku mu ngi gën a dëgër te ñun suñ parti bi parti jaune la te ñun parti jeune yi Gambien yu bëree bëri loolu tamit signifié wul élection yi su ñëwee da ngay gañ a dem sa yoon de. non du loolu rek dama la jox ay. yoo xam ne yu la comme si yoo xam ne gis nañ ko. jeunes yu bare tey suñ côté lañ nekkat te di nga war a xam ne téeméeri Gambie boo dajee tey 65 yi mooy 65% yëpp ay jeunes lañ jeunes yooyu noonu suñ ñëwee voté en bloc. kon jeunes yooyu ñun la ñoo voté te ñun du loolu rek ñun programme bi. yoo xam ne yooyu lañ nekk di jaay Gambien yi bu yàggul nit ñu ngi lancé suñ manifesto suñ programme bi loo xam ne ñun luñ ma bugg a def suñ toogee su ñëwee si utal xale yi xëy su ñëwee si économie bi su ñëwee si agriculture bi su ñëwee ñun suñu ressources yi mais Ismaïla loolu candidat yi loolu la ñuy wax suñ ma falee jeunes yi naa fexe ba ñu am liggéey suñ ma falee koom-koom bi naa fexe mu jëm kanam suñ ma falee lépp lu jëm ci wàllum njàng mi naa ko doxal mais xam nga instant yi li ngay wax nii opposant mooy wax maanaam candidat yëpp même Adama Barrow sax su demee si campagne bi dana ni mayaale ma chance naa def ay jéego Gambie situation bu mu nekk fii naa ko fi jële loolu xam nga politicien mooy wax yow mii en tant que analyste politique xam nga bu baax lu ma lay wax ma jël suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo dafa mel ni dañ am jafe-jafe si wàllum serveur bi du ñàkk suñu téléspectateur boobu bu woote waat léegi si 88 628 74 74 alors Ismaïla nga ne suñu la falee loolu la ñoo def te loolu lañ promettre Gambien yi te ñun loolu moo tax ñun suñ manifesto bi arama ñëw suñ manifesto bi nga naka lañ ko tuddee nga naka lañ ko tuddee contrat ñun nañ signé contrat ak peuple mais est-ce que di ngeen respecter contrat waaw parce que ñun suñ liggéey si moo gën a am solo ñun ay ndaw lañ dikka bi lañ yaakaar xaaral ma jël ki nekk si ligne bi allo kooku dem na oui. waa dëkk bi lañ yaakaar dëkk bi lañ dëkka te ñun suñ liggéey si ñun ñu ngi xalaat ëllëg lan la ñoo bàyyi Gambie ñun dañ bëgga ñu bàyyi Gambie boo xam ne képp koo xam ne juddu nga Gambie maatawut ban xeet nga doon wala ban diine nga bokka wala si ban kër nga jógee di yemale ñëpp nga mën a dëkk si biir Gambie si ngor ak si njëkk ak si taranga égalité des chances loolu lañ bëgga parce que gis nañ ne ñun am nañ koom-koom bi kon égalité des chances amu fa jamono ji amu fa parce que tey am na yenn côté yooyu juddoo malgré sa doom du am accès si jàng bu baax sa jabar du am accès si clinique bu baax waaye am na yeneen côté yooyu juddoo sa doom dina am accès si jàng bu baax sa jabar dinañ am accès si clinique xam nga loolu lu mu waral mooy ne képp ku juddu fii nii lu mu bëgg a doon du ko mën a doon su bëggee doon pilote du ko mën a doon su bëggee doon ingénieur du ko mën a doon waaye kii doomam mun naa nekk pilote mun naa nekk ingénieur te yëpp si benn réew mi la ki nekk fii mun naa te fanaan si fan si ventilateur mun naa naan ndox bu sedda guy ki nekk côté bii nii du am ventilateur du am ndox bu sedda ñun gis na ne loolu warta am c'est pas normal dañu war a yemale ñëpp moo parce que alali réew mi dañ ko war a partager boo xam ne képp koo xam ne doomi réew mi nga gis sa boppa si biir réew mi alors Ismaïla jamono ji yow da nga doon joxe cours ca université bu Gambie da nga arrêté leen mel wala ma jël pour politique moo tax du loolu dañ loi bi la loi Gambie moo wax ne soo duggee si politique bien sûr mun loo nekk université jàngale mais yow léegi sa étudiants yi nga doon jàngal étudiants yi nga xamante ni namoon nañ la xamante ni ban la fi jàppee ñoom ñu doon protester ñu bàyyi la waaw ñoom tamit parce que di nga xam ne fu ma jógee la tamit 20 ans maa ngi diaspora
fa laa jàngee fa laa am suma doctorant bu ma paree ma xalaat ma ne man su ma jànga ak lu ma yàlla mais su dee njëriñut suma réew kon amul njëriñ si laa bàyyi lépp lu ma doon def Europe amoon naa fa ay liggéey yoo xam ne joxoon lañ ma ko jëluma ko ma dem Gambie jàngale si université 11 ans 11 ans maa ngi jàngale si salaire boo xam ne baaxul si ay conditions yoo xam ne dafa difficile parce que dama gëm réew mi salaire professeur yi foofu baaxul baaxul dara su ma fi nekkoon ma nekk fi su ma fi nekkoon professeur fii moo doon génn sax société tey Afrique yëpp sous région bi Gambie professeur yi ñoo gën a am salaire bu néew baaxul dara fii enseignant yu nekk fii naka seen école yu ndaw yi sax ñoo gën a am suñ professeurs yi xaalis loolu dana war de bu baax a baax te yow suñ la falee nga nekk njiitu Gambie loolu yëpp dañ ko fay dindi professeurs yi gis ci seen bopp jàng bi gën a am doole waaw parce que jàng bi dafa am solo tey soo gisee Cheikh Anta Diop mu nekk Cheikh Anta Diop parce que dañoo fee loo xam ne ñu ngi attract ñoo xam ne dañ seen xam-xam dañ xarañ ci recherche ak si liggéey université soo fayutee tey soo bëggee tey Manchester City soo gisee tey ñu nekk Manchester City dañ géle xam ñu ne talent dafa cher te Gambie université Gambie su bëggee isi talent bëgg a isi ñoo xam ne ñoo mën a doxal université bi ñoo mën a def cutting edge research boo xam ne mooy yóbbu réew mi il faut ñu génne xaalis il faut nga dugal pompe xaalis si affaire si soo ko defutee ay du dem te ñun suñ ñëwee ñun université bi foo xam ne la ñun Gambie développement Gambie su université boobu la nekk Gambie benn réew mënut a développé soo investir ci innovation te foofu la innovation di xapp ne alors wàllum diaspora bi nga xamante ni yow nekkoon nga fa te yàgg nga fa seen coalition bi Citizen Alliance foofu tamit yéen a ñuy xool noo leen gën a mën a ratisser large. am nañ fa ay structure yoo xam ne diggéer nañ sax. te ñun suñ support bu bëri sax diaspora la nekk. parce que man diaspora laa nekk. est-ce que Adama Barrow ëpp leen fa doole wala. déet Adama Barrow amul benn support diaspora parce que waa diaspora ñoo njëkk a am déçu. si moom ñoo gën a am déception si moom. déception si moom. ñoo seen yaakaar dafa tas si Adama Barrow. te du moom rek Gambie yëpp la. parce que bu mu ñëwee daal te moom. moom sa bopp dafa wax ne sax sooy campagne mun nga wax lu la neex waaye soo toogee nga def leneen. xam nga loolu kàddu yu baax. am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam suñ ko mënee dégg bu baax am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi suñ ko mënee dégg bu baax allo. salaamaaleykum. aleykum salaam su déggin bi gën a mën a jàpp ni wala ñun lay dégg bismillah. waaw dama bëggoon a remercier hello. allo. fan nga ñu woowee kilifa gi. man maa ngi leen a woowee Dakar fii. Dakar mais Gambien la dama bëggoon a contribuer rek si programme bi. si programme bismillah yaa ngi en direct si ITV. ok. suñ mënee baal nga wàññi son wu télé bi s'il vous plaît. ok. dama bëgg a remercier docteur rek man Gambien la Demba Diallo laa tudd waa Basela. so dama ko bëggoon a remercier rek ba pare encourager ko. because ñun apprécier nañ ko bu baax a baax you know. am ngeen yaakaar si moom daal jeune la te Gambien la so maa ngi Dakar bi. am ngeen yaakaar si moom allo. da xool da ngay wàññi son wu télé bi mën nga wax directement su ko defee déggin bi gën a mucc ayib wàññi son wu télé bi carrément s'il vous plaît allo. waaw mën nga wax directement nga bañ a déglu télé bi. so pour encourager ko rek wax ko ne ñu ngi ci gannaawam ñun jeunes Gambie yi ñu ngi ci gannaawam. ñu ngi koy encourager mu continuer ci liggéey bu baax bi moo def you know. oui. so waaw loolu la rek you know di ko apprécier you know. thank you. di la gërëm baax di la sant waaw kii de moom yow la kii de nee na programme bi moom gis na si boppam. waaw xam nga fu mu nekk ne ñun Sénégal ak Gambie. oui suñu vision mooy ñu am benn façon total intégration boo xam ne. parce que te Sénégal ak Gambie benn lañ. problème yoo xam ne Gambien loolu la ñu jànkuwanteel. loolu la Sénégal di jànkuwanteel. su ñëwee si climate change environnement bi. su ñëwee si smuggling. si suñ boodaay smuggling bi ak lu bari il faut Gambie ak Sénégal ñu mun a liggéey am façon intégration boo xam ne Afrique yëpp dinañu naw boo xam ne even moom la ñu répliquer sax
yóbbu ko si yeneen même si wàllum koom wàllum si lépp dem leen teg beeg yooyu waaw yëpp wàllum transport ñun dañ gëm ne sax tey am am na police yoo xam ne warta am Sénégal war ñu am seen bosi boppa ñu am suñ bosi boppa war nañu am common policies yoo xam ne énergie amul politique énergie amul politique te war nañu mën a am système boo xam ne tey benn common energy policy la ñu am su ñëwee si agriculture su ñëwee even xam nga Sénégal ak Gambie ñaari mbir rek moo ñu taxali mu administration ak loi fii français la fii anglais la waaye lu si des yëpp benn la te lu bëree fa mun nañ ko mën a liggéey en tant que ñaari réew ñaari état waaye dafa njëriñ askan wi ak askan wi ñëw te man foog naa ne ba léegi des na ba léegi depuis indépendance ba léegi depuis nguuri Senghor depuis nguuri Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba léegi Macky Sall sax dama foog ne potentiel boo xam ne moo nekk Sénégal bi boo xam ne ñaari état war lañ ko mun a harness pour ñu gis ne mu njëriñ maanaam ñu exploité ko ba léegi des na potentialité bi ñu gën ko exploité. exactement ba léegi des na man si man ñaari nguur yi war nañoo mën a dépasser fii nii. te soo gisee European Union bu fa nekk tey. EU mën nañoo am lu nuroo. loolu boo xam ne structure boobu noonu. en Sénégal bi parce que tey lépp benn la. tey daf ma amoon naa lu ma naxari lu ma di métti saa ma du ma dégg Dakar waaye saa ma ñëwee 40 si frontière bi wala Amdalaay ma gis Sénégalais nu ñoo cangi Amdalaay pour dugga ma gis Gambie nu ñoo dangee 40 ma gis ne fii warta am frontière dëkk yoo xam ne warta am frontière su amee frontière rek pour gis ne la sécurité am na ba tamit soo ñëwee fii nii téléphone foog nga changer puce te loolu war nañ ko dépasser si war nañ ko dépasser léegi entre Sénégal ak Gambie entre Sénégal ak Gambie man si man dafa war a nekk dëkk boo xam ne tey ñaari état yi wala ñoo mën a liggéey sur les plans intégration boo xam ne tey dina mën a njëriñ ñaari réew yi su ñëwee si kaaraange tey lu naxari Sénégal naxari na Gambie lu naxari Gambie naxari na Sénégal ñaari dëkkee mënuñoo dem loolu moo tax man saa yu ma di wan nit ñi mooy ne Gambie nekkul biir Sénégal Gambie dañ dëkka ak Sénégal history histoire ak géographie rek moo tax ñu mel nii waaye su doon loolu ñaar dëkkee benn soo demee fii naka Kabada am na côté yu nekk biir Gambie am na côté yu nekk côté Kolda waaye ñooñu yëpp benn lañ doo dee xam sax fan mooy Gambie fan mooy Sénégal kon jot na pour ñu xam loolu noonu potentiel boo xam ne moo nekka loolu moo tax kontaan nañ trop bu pont bi amee diggante Farafenni ak Soma pour gis ne Sénégal South Sud Sénégal Nord ñu mun a parce que yëpp benn la daal man ak su ñëwee si sur le plan infrastructure tamit warta jël lu yàgga pour nga jógee Gambie ñëw Sénégal waaye foog naa ne daal comme noo ko waxee potentiel bu fa nekk il faut ñu gën ko exploiter pour mu njëriñ suñ nit ñi alors suñu delluwaatee tuuti si ginnaaw ci gestion wu Adama Barrow gestion des deniers publics ci Gambie na nga gisee Adama Barrow nu muy gérer dëkk bi ci wàllum gestion deniers publics moomeelu askan beeg yooyu fu mu nekk nii tey ak ñu leen dénk nen la koy gérer baaxut kontaan luñ si bon parce que gis nañ ne moom si opposant way wax de du opposant xam nga fak si am fa ñu ngi koy gis Gambie lañ dëkka parti boo xam ne boobu la sanca NPP alal bu parti boobu am tey ak ay oto yu am soo ko xaymaay si alal Yaya Jammeh si nguuram kat ay diisaa yu fa am sax amu ko woon te ñu ngi koy gis waaw ak yu moo def ak contrat yoo xam ne maanaam ñoom dañuy noos ak contrat yoo xam ne yooyu lañ nekk di signé jaay nañ dëkk bi yan contrat yu contrat pétrole yoo xam ne ñun amuñ transparence ñun xamuñ askan wi xamuñ naka la fa demee te dañ war a xam les tenants et les aboutissants dañ war a xam dara leerul ñaata % la Gambie di am ak na ma kala moon njëriñee doomi askani Gambie du pour tee saade pour xaleem ñëwaanguñ parce que pétrole long terme la énergie la dañ war a xam génération yi di ñëw exactly su ñëwee si yeneen contrat yi comme Black Sand bi Gambie dafa am lu ñëwee Black Sand mu ngi tànjee Sanyang ak côté yi noonu contrat yooyu xamuñ naka la demee soo yu bareem fa transparence boo xam ne ak accountability boo xam ne moo war a nekk si nguur pour nit ñi am confiance si nguur moo fa nekkul si nguur yi Adama Barrow bi loolu moo tax ñun xamuñ sax naka dañ dee gis te moom si boppam génn na wax ay kàddu yoo xam ne ñaaw na xel mu ne nit ñi ñu ngeen ne moom daf di luxus xaalis kon loolu lu miin fu moo jëlee xaalis 4 ans nga def
di gouverner Gambie fan nga jëlee xaalis boobu noonu yëpp yoo xam ne tey nga foog na yaa gën a am Gambie xaalis di gis nañ parteem bi. kon loolu xaalisu askan bi la. fan la koo jëlee. moom la ñuy caxatee si sa gis-gis. fan la koo jëlee parce que salaire mënu ko koo jox. te gis nañ ne bu mu toogee ba léegi lu si 4 ans yi nii lu moo spend si présidence bi Yaya Jammeh 22 years spend ko si présidence bi so loolu noonu loo xam ne dafa téye xel. dafa am yoo xam ne soo ko defee rek daf di téye xel. kon yow instant yi soo doon choisir soo doon tànn entre Yaya Jammeh ak Adama Barrow su ma la dégg bu baax Yaya Jammeh ngay tànn. déedéet du ma si tànn benn. doo si tànn benn wala ñoom ñaare yam Yaya Jammeh def na nguuram dem na. xam nga nguur continuation la. Yaya Jammeh def na nguuram dem na def na lu mun. def na lu mun dem na. Adama Barrow ñëw mu isi jox ñu espoir boo xam ne loolu la ñu war a isi. doxalin la waroon a changer. parce que réew dafay avancer. réew di dellu gannaaw. waaye ñu gis ne jëm kanam amut taxawaay sa amut waaye ñu ngi jëm gannaaw loolu moo tax ñu ne man benn arrangé wu ma si man lu ma bëgg a mooy Gambie te am présidence am nguur goo xam ne Gambie la gis am na vision te dafa pro people mooy lan mooy ne nit ñi ñoo ko ñor lu mooy def yëpp intérêt réew bi moo tax moo ko def. mu xalaat ne Gambie tey wala ñoo passé foo xam ne dañoo yaakaar tey Gambie luñ soxla yëpp. lu ñuy lekka lu ñuy naan lu ñuy faje suñ boppa lu ñuy sol lépp biti la moo jógee. te fu mu nekk ñu ngi 2020 war nañoo dépassé foofu noonu tey xalaat bi mooy ne yan stratégie yan programme yan système la ñuy teg yan institution la ñuy samp pour gis ne Gambie tey ñu wàññi dépendance si bitim réew ñu gis ne suñu ressources yu ñu am ñu liggéey ko ñu bañ a dépendre si dëkk yi nga xamante ni mooy dëkk ba pare suñu ressources yi ñu isi ay système ay idea ay vision buñ ko mën a liggéey suñ ko liggéeyee xaalis buñ see meeg ñu invest ko si nit ñi si hôpitaux yi si faj bi si école yi si infrastructure bi si ndox bi si énergie bi ak si béykat yi alors Ismaïla Ceesay lu ñu desee si ay simili bëriwul tey le 29 atum 2020 oui léegi mu jeex soo doon def benn bilan si at bi ci Gambie nu mu taxawee si wàllum diplomatie nu mu taxawee ci wàllum koom nu mu taxawee ci wàllum agriculture wàllum fànn yu bëre lan ngay wax. challenge la parce que Covid-19 bi tamit doo ko si mën a génnee. Covid-19 bi yàq na lu bëri. mais ñu ngi koy gérer quand même. waaye ñu ngi koy gérer waaye tamit adduna bi yëpp la isil problème. waaye da ngaa gis ne ñun suñ problème. in fact sax nguur gi nuñ approché Covid-19 bi sax teguñ ko si yoon parce que amuñ woon stratégie boo xam ne. bu clair luñ def mooy ne jënda saaku maalo yu bari. di ko jox nit ñi saaku maalo ñaari fan mu jeex. te Covid-19 bi fu mu nekk jël na aide alimentaire waaw soo da ngaa gis ne stratégie mais amoon na transparence si sa gis-gis. wala amul transparence parce que contrat bi kenn lañ ko jox $700 million. xam nga loolu ñaata CFA la lañ jël na dañ jënd saaku ak diw ak. ñaata CFA la. mënuma xam $700 million ay milliards la waaw milliards ak xaalis bu yëpp bu dugga transparence amul parce que xaalis yu dugga Gambie si Covid bi dafa bëri waaye xaalis bi gisuñ si benn transparence amul accountability amul kenn xamul fan la xaalis bi dugga ñu jël xaalis bi yëpp caxate ko benn mais loolu dañ ko war a leeral wala si dañ ko war a leeral loolu moo tax ñu ngi naan parlement ne fu mu nekk ne ministre de la finance danga ko war a au parlement mu ñëw mu wax ñu fan la xaalis si Covid bi dugga parce que kenn xamul fan la xaalis si Covid bi dugga luñ si gis mooy ne $700 million si lañ jël jëndam ceeb diwlin ak sukur jox ko askan wi te nekku ne askan wi sax yëpp a ko am askan bi ñuy support président bi ñoo am si maalo bi si ceeb bi ak diwlin ak sukar bi ñu supportul kenn man gisuma te ñu bari ñu ma xam gisuñ si ceeb ak waaye xaalis buñ si dugal te contrat bi buñ ko doon jox parce que lu xaalis bari la doo ko jox kenn nit il faut nga ibbi ko pour ñu bari ñëw jeunes yi mën a am si xaalis gi ak contrat yu bari comme ko jox moom dafa neexoo ak Adama Barrow loolu la ñu wax si sa gis-gis waaw ñu si lu ñu wax te du boobu rek sax am na comme Banjul contrat bi xam nga ñu ngi bëgg a rénover Banjul contrat bi xaalis bu bari la ay billion dalasi la kenn lañ ko jël ñu jox ko contrat bi soo yooyu lañ ne moo tax ñuy wax ne dëkka do ko du kabaal ay xarit ay mbokk ma nekk naa président rek bëgg naa defar fii rek kaay ma jox la contrat bi
duy demee noonu parce que da nga war a xam ne dina am temps di nga dem te soo demee dinañ seetu say mbir. alors atum 2021 Gambie nar a amal élection présidentielle si sa gis-gis ak situation yi nga xamante ne gis nañ ko ci Côte d'Ivoire gis nañ ko ci Guinée ak tamit yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk si sous région bi Niger rek barki dem moo Njaay ñu doon def élection ñoo Centrafrique alors si sa gis-gis Gambie ban taxawaay la war a am ngir élection yi ñu amal ko si jàmm. ñu teg lépp si yoon transparence am. ñu def réforme yoo ñu war a def. parce que luñ dut nangu mooy ne. loi yoo xam ne loolu ngeen ne moo baaxut. bu fi Yaya Jammeh bàyyi mënuñoo dem élection ak loi yooyu noonu luñ bëgg a mooy et ñu legal framework lañ bëgg a boo xam ne dafa tax élection yi am intégrité. mu transparent suba mooy aussi stabilité. waaye su ñoo bëgg a dem élection si la am ne benn changement amul même benn petit changement sax amul loolu noonu ñun duñ ko nangu. il faut que réforme yi am. avant élection yi. avant élection yi il faut que réforme yi am. fu mu nekk nii ñu ngi ici benn international organisation bu ñu ooy IDEA. ñu ngi ici Goodluck Jonathan pour mu ñëw médier diggante ñun ak président Barrow pour ñu seet yan façon réforme la ñu am. parce que loolu mooy tax ba stabilité am Gambie. mënuñoo nangu dem élection. te réforme amut mënuñoo dem élection ak loi yoo xam ne yooyu ñëpp nangu nañ ne consensus moo am biir Gambie. ne loi yooyu baaxut pour élection. mënuñoo nangoo dem élection ak loi yooyu noonu il faut que changement am il faut ñu gis naka la ñu mën a defee parce que loi bi mooy ne 6 mois avant élection mënuloo def benn changement si loi boo xam ne dafa affecté élection yi. te 6 mois yooyu mooy juin. parce que élection yi décembre 2021 la. so il faut que ñu. maanaam presque mën nañu wax ni at moo si des. waaw at moo si des. so il faut ñu gis ne réforme yi am parce que réforme yooyu noonu CEDEAO ñu ngi may déglu xam na quand même. Sénégal ñu ngi may déglu waaye dañu war a gis ne Adama Barrow ñu def pression si moom ne réforme yi dafa war a am na yoo xam ne il faut mu am term limit dafa war a am mënuñu dem élection fekk term limit bi defuñ ko si constitution bi. 50+1 dafa war a am parce que tey Gambie raw gaadu moo fa am ku am 20% sax. di nga gagné te ñun gis ne boobu amuloo mandat bu dëgër doxul amuloo mandat bu dëgër parce que su fekkee ne yow 80% yëpp dañ la bëgguñ la. yow 20% moom nga nekk président moo dee ici problème Afrique. moo dee ta Afrique di taal après élection yi post election violence. ñun lu ñu wax mooy dafa yomba. diaspora bi dañu war a voter. Sénégal diaspora dañoo voté da ngeen bañ bi diaspora bi sax dañ am site ci parlement bi seen assemblée nationale bi diaspora dañu war a voté dañ ko war a opérationnaliser tout term limit dafa war a am ñaari mandat nga def nga wàcca loolu dafa nekk ci constitution bi ñetteel bi mooy ne Adama Barrow daal sàmmonte ak loolu foog mu def loolu noonu ñetteel bi mooy ne mooy dernier bi mooy ne 50+1 foog il faut nga mandat bu dëgër mooy ne 50% ak benn war nañ laa votel pour nga mën a nekk président. man lay gërëm baax di la sant docteur Ismaïla Ceesay simili yi jeex na. jërëjëf sa dernier mot. di la sant di la gërëm di nuyuwaat encore waa Sénégal yëpp di nuyu président Macky Sall ak gouvernement bi yëpp. di jaale Sénégal yëpp nag. dama ñëw fekk fi dëj bu mag. mu nekk tiis ak naxaar si ñun. ñu ngi jaale Sénégal yëpp parce que tey dëji Sénégal dëji Gambie la dëji Gambie dëji Sénégal la. di nuyu téléspectateurs yëpp ak ñoo xam ne ñoo nekk Citizens Alliance. suñu supporters yi ak ñoo xam ne ñoo nekk si diaspora bi. di nuyu waa Sénégal di la jaajëfal. di jaajëfal ITV. ITV yéen a ngi koy seetaan macha allah ci Gambie. chaque jour ma seetaan ITV. te dafa xaw a fan yële yëpp su ma toogee kër man kenn ITV laa dee seetaan xaw ma woon ne su ma ñëwee Dakar. ITV nañ ma invité. noo gisee programme bi. jaar na yoon te xam naa lii du yoon du MC bi. dinañ ñëwaat fii suñ kër la léegi. te su boobaa nañ ñëw am ay émission yoo xam ne. dina gën a mën a peuple Sénégal ak peuple Gambia si mbiri Sénégal bi. di ko gërëm bu baax di ko sant mu nekkoon docteur Ismaïla Ceesay nekk enseignant chercheur ci université bu Gambie naka noonu mu nekk analyste politique nekk tamit opposant ci réewu Gambie muy dafa taxaw tem ngir wuutu Adama Barrow ci élection présidentielle yi nga xamante ni atum 2021 nañ koy amal ci Gambie mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.